di sant ñëpp di jégalu nag bu baax a baax suñu mbokk yi waa presse bi ci retard bi di gërëm di sant mbooloo bu fi ñëw tey pour fekk si tey conférence de presse bi di gërëm di sant tamit coalition Yewwi Askan Wi ci seen teewaay wante ngeen nee ma tamit ma gërëm ma sant tamit coalition Yewwi Askan Wi ci seen taxawaay ak ci jàppale bi may jàppale ci agression bu may dund nii ak tamit agression bu ñuy teg nii ci kaw démocratie wu Sénégal te coalition conférence des leaders yëkkati seen kàddu jaarale ko ci Khalifa Ababacar Sall ak ci Ousmane Sonko di leen di gërëm di leen di sant di gërëm tamit di sant bu baax a baax Sénégalais yi nekk fii biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ci seen soutien ci seen ay message ci seen ay encouragement lii conférence de presse bi lu ko waral mooy caaxaan bu ñu fi woote mooy nguuru président Macky Sall ne dañuy woote tribunal mercredi le 10 novembre ne dañ may àtte ci xeex bu fi amoon fii ci buntu mairie bi 10 ans ci ginnaaw 10 ans laa wax ci ginnaaw loolu ci 2011 la woon ngeen may ma rek ma xaw a delluwaat tuuti ci ginnaaw parce que ñu bëri dañuy wax ci dossier bi te luñ ci wax xam nañu ci lu bëri parce que xaw na yàgg donc ñu bëri sax dañuy dem sax ba fàtte lu bëri ci dossier bi daanaka xew-xew bi bu muy am dañ doon xeex 3e mandat ñu ne 3e mandat du fi am justice bi def leen neex nguur bu fi nekkoon ñu jox leen 3e mandat mu am fi lu toll ci 17 sénégalais yi fi ñàkk seen bakkan 17 ci lan ci 3e mandat dañ ko fiy tere ñu fi nekkoon forcé justice bi jàppale leen ci loolu ba 3e mandat bi am wante ku fi nekkoon jamono boobu comme président moom daanaka mën nañ ko contre wante garmi la woon parce que moom mayoon na ku nekk mu mën a nekk candidat ci élection yi moom tamit mayoon na tamit ku nekk ci élection yi nga mën a jot ci sa carte électeur moom tamit mu nangu lu ngeen xam ne ni mooy règle élémentaire u élection ñu dem élection mu perte dem yoonam président Macky Sall laata loolu am ñëw na toog suma kër def conférence de presse ànd si ak suma wajur bu góor lu mu waxoon Sénégal ñëpp ko déggoon mu ne Barthélémy Dias dañ ko jaay doole mu ne Barthélémy Dias dañ ko tooñ mu ne Barthélémy Dias dañu bëggoon jël bakkanam mu ne Barthélémy Dias dafa défendre mu ne état du Sénégal ñoom ñooy responsable wax na sax ba wax ay waxu mercenaire mu ne mercenaire mooy Samba Boy buy nangu def ñaawteef ci kaw ñu jox ko ay koppar ñun dañ leen di woy ay nervi loolu bu muy am man maa yoon ci kaso bi élection passée Macky Sall fekk ma ci kaso bi dugal ma ci liste député ma ànd ak moom ci liggéey bi ñuy liggéey suma mandat naroon nekk mandat wu juróomi at ñu dawal ñetti at man ma bokk ci parti socialiste ma bokk ci ñu waxoon ci parti socialiste PS dafa door a am candidat te suñu candidat mooy Khalifa Ababacar Sall wax jooju nag loolu nag moo muy indil torof yépp ñu may dund tey ñu daal jàpp dossier bi ne de indil Barth yóbbul Barth indil Barth yóbbul Barth ñu ne dañuy yëkkati suma immunité parlementaire ma leen waa yéen wala ngeen di wax waxu immunité parlementaire da ngeen ma laaj man mi man maa ne dama bëgg ñu àtte ma kon man waxu immunité parlementaire waxuma waxu immunité parlementaire archive yi ñu ngi fi ma dem assemblée nationale président Moustapha Niass na ma dañ lay déglu ma ne ko président yow suma wóojur nga soxlawul ñu may déglu
parce que xeex bi bu muy am nekkaguma woon député kon man immunité bi soxlawuma ko dama bëgg ñu lever suma immunité sans aucun débat noonu la mbir bi tëddee ñu dem tribunal gars yi dañ may àtte ñu àtte ma ñu ne man dañ may daan ñaari atu kaso te ci ñaari at yi dañ may tëj juróom benn weer fekk nag juróom benn weer jooju tëdd naa ko ba pare kon su ma neexoon sax su ma benn avocat ne ma soxlawoo appel parce que soo gisee luñ la condamné loolu meurtre amu ci crime amu ci kon loolu mënu la tere nga bokk élection ma ne ko déet day yomb ma ne ko man mënu ma nangu ñu may tëj benn fanu kaso même ak sursis dañ ma tooñ ma ne ko nag balaa may dee ñu ne ma dañ may naa fay 25 millions njabootu waa jooju te mu nekkoon nervi Macky Sall di ko woy mercenaire nervi yooyu tey ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di song Ousmane Sonko di song Guy Marius Sagna mois de mars lu toll ci 14 sénégalais ñàkk seen bakkan ci réew mi ñu gis fi ay nit du ñu ay policier du ñu ay gendarme ay ponklu nit yor seen ay fetel di dox ci mbedd yi di dugg ci ay kër di boom ay doomu aadama ñëpp ko fi gis tout le monde 14 sénégalais ñoo fi ñàkk seen bakkan procureur de la république nee na dafa gumba moom nee na moom mënutul gis ministre de la justice nee na moom dafa gumba dafa tëx loolu moo fi am ñoom nag 10 ans ñu ngi may toog ci benn laa wax benn nervi bu fi ñàkk bakkanam ci lan ci ñaawteef wante 14 sénégalais yu ñàkk seen bakkan ñu boom leen ci mbedd bi kooku moom daanaka soxlul sax ñu ciy wax ñu ci débat parce que dossier amul procès amul enquête amul te dégg ngeen président Macky Sall wax na leen ko jam ñaajoo dina leen lu fi amoon mois de mars xawma lan du fi amati dama ne su la jinnee pese defaatal lu ko defoon mars rek nga xool lu fi amati dama ne dossier bii bañ may àtte ma jàpp ni lu ñu ma daan du dëgg du yoon ma appel ñu jël appel bi ne dañ may jugé appel bi moom bañ may woowee cour d'appel ba tey dañuy renvoi di renvoi lu tax ma dinaa ci wax parce que kilifa bu waxul dëgg wala kilifa bu wax dëgg bu dëppwul ak dëgg bu wax dëgg yàlla xaw ma nuñ lay woowee ci wolof wante ci tubaab daal tubaab moom la ñu nam te damay bañ a wax bu ñagas wante ku fi toog nga ne yow Barthélémy Diaz depuis le 7 juillet xamoon na que le 10 novembre dañ koy woo tribunal wax boobu wax jooju dëppawul ak dëgg mooy lu tubaab di woy mensonge yéen waa presse bi am ngeen internet yomb na vérifier am ngeen Google yomb na vérifier na ngeen dem ngeen tapé le 8 octobre 2020 ngeen xool le 8 octobre 2020 dañ maa renvoyé au 18 octobre 2020 ma ñëw 18 octobre 2020 juge bi bëggoon ko renvoyé ay décembre noonu ay janvier ma ne ko sëriñ bi mu ne ma naam ngeen may ma nag ma nuyu ko sargal ko mu ngi tudd Serigne Bara Gueye parce que may na ma lu ngeen xam ne ni mënoon na lank bañ ne du ma ko jox dama koy nag maa bëgg a woo ci mois de décembre day am feetu Noël man catholique la xam nga bëgg a woo jullit nga ne ko ëllëg mooy tabaski kooku daanaka da nga koy teg problème parce que yeneen problème lay am mu nangul ma ko ñuy waxu ay début janvier du ma ko fàtte parce que joxoon na date 8 janvier ma ne ko 8 janvier bi du ma arrangé parce que 8 janvier bi suma anniversaire bu papa la te man suma kër daanaka ñun ay gurmet lañu ñun anniversaire ñun daanaka ñun moom daanaka dañuy ngénte rek di dem du ma sa jeex ñuy wax di wax mu ne ma ban date moo lay arrangé ma ne ko monsieur le juge ma ne ko man damay dem Canada ma yoroon suma ay këyit ak yëpp ma ne ko damay dem ci benn école bu ñuy wooyee York University bu nekk Toronto suma inscription bi nii damaa ngi dem defi benn master moo bëggoon nga may ma dem ba mu pare suma master ma ñibbisi ba may dem sax ba may ñibbisi mi ngi tombé ak affaire du Covid bi ngeen dem ngeen tapé internet le 5 mai 2021 dañu dem tribunal ñu toog tribunal le 5 mai 2021 ñëpp a ngi toog wante ñëpp bi man kese la ak papu xale bi amul benn nervi
amul kenn kuy bàyyeekoo ci parti bu fi nekkoon ci jamono boobu amul benn commanditaire man nekk fa nekk ñu nekk di wax ñu ne non dossier bi mënuñu ko àtte parce que fii nervi yi newuñu fi parti yëpp newuñu fi nañ ko dàq ñu nekkoon nañ ko dàq au 7 juillet 2021 ñëpp toog ci salle bi ñëpp d'accord le 7 juillet man le 7 juillet ma dem tribunal ma ñëw dugg toog 8h30 maa ngi toog ak Khalifa Sall ñu toog ba 10h kenn woowu ma 10h30 kenn woowu ma ma ne waaw lii bu mu demee nii 11h kenn woowu ma ah ma woo Demba Ciré Bathily maître Demba Ciré Bathily ma ne ko mais maître ah man de d'habitude dañ ma doon woo ay booru maximum 9h30 10h ñu woon mu ne ma xaaral ma dem seeti greffier bi bu dem seeti greffier bi nekkul seen dossier newu fi ma gis Demba Ciré Bathily dem interpeller juge bi arrêté audience bi juge bi interpellé substitut de procureur bi mu ne ko waaw mais est-ce que dossier bi mi ngi fi substitut du procureur bi xool juge bi ne ko dossier bi kenn programmé wu ko tey kenn enrôlé wu ko ci rôle audience yi yow soo programmé wu la benn dossier naka nga ko mën a reporter à une date soi-disant qui correspond au 10 novembre c'est faux c'est archi faux et si vous insistez c'est un mensonge c'est tout parce que nag kilifa du fen parce que nag nous sommes dans une bataille d'opinion et trop c'est trop cette justice n'inspire aucune confiance à aucun citoyen dans ce pays à cause de votre comportement c'est un comportement qui est inadmissible inacceptable et intolérable et je vous le dis vous êtes en train de jouer avec le feu ce pays en a marre dama ne ñu nekk tribunal nañu xoolaat seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale ñu ci bëri dañuy jàppee seen bopp ay magistrat ñoom lu ñu jàpp mooy daanaka ñoom lu tubaab di wooye intouchable mooy ñoom kenn du leen laal dëkk bi nga nekk sëriñ dinañ la laal nga nekk politicien dinañ la laal nga nekk homme d'affaires dinañ la laal nga nekk professeur agrégé dinañ la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñ def benn ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñ jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàmbur duñ def dara ñoom daal ñoom macha allah ñoom daal ñoom ay wóliw lañu ñoom def ñu dara ma bëgg nag wax jooju ñu teg ko ci suuf fii menace amu fii luñ fi woote tey mooy fulla ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre damaa fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma mais biiralaat du ma fi wax dama ne juge boobu bu ñëwee Serigne Bara Gueye maa ngi koy jaajëfee parce que man damay xool nit mën naa xàmmee di ràññee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toogal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woowee Serigne Diaby du noonu moom comme nee na day jël këyit gën a communiqué di wax ne ni que Barthélémy Diaz moo gënoon xam ne ni que day ñëw tribunal le 10 novembre waa bisimilah maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyi di jël ay substitut ne leen kaay leen toog yow kaay toog yow da ngay ñëw toog ma ñëw toog comme ne na danga may àtte ma xam lan nga fiy àtte munoo bëgg a àtte dossier bu mel ni fusillade de Mermoz Sacré-Cœur te amul benn merdi bu fi toog amut mais yéen gënaat dem vidéo yi jour boobu bu ñuy ñëw fii ci buntu mairie bi nee nañu ñoom gendarmerie bi nee nañu ils ont ramassé 77 douilles yéen xam ngeen 77 douilles ñaata chargeur si ñu xam fetal kooku naka la benn nit moom kese di génn ci mbedd bi di moom kese rek muy fet ki tiir ni moom kese rek 77 douilles c'est au moins 5 chargeurs xeex bi TFM lu mu waree ci xeex bi loolu bokk mëtul sax 20% wu xeex nga ñëw taxaw tey nga ne da ngay àtte rek Barthélémy Diaz ak ay garde du corps wante parti bu fi nekkoon jamono boobu doon ay otom doon essence am génne xaalisam fay ay samba boy comme tey rek parti bi nu mu koy defee même chose
ñooñu parti boobu amul benn responsable ci dugal kenn ci ñoom def ko te eux tous ils sont encore là vivants tous ñu dem ba ci biir ñu ne bon mais nervi yi ñoom tamit amul kenn kuñ ci condamné tam leen ngeen xool première instance lu ñu condamné nervi yi amul kenn kuñ ci condamné 1 jour de prison ñoom ñëpp dañ leen condamné ay association de malfaiteurs ay rassemblements illicites mais Barthélémy Diaz qui s'est défendu dans une institution de l'État au prix de sa vie alors lui il est poursuivi pour coup mortel voilà moom la ñuy topp moom la ñuy poursuivre moo tax ma ne man damaa fas yéene dem tribunal mercredi le 10 wante demuma tribunal pour ñu may fooy ak di ma kokkali parce que affaire bi mi ngi commencé bëgg a ñëw leneen damay dem tribunal pour ñu àtte Barthélémy Diaz ak vider dossier moo tax may sàkku ci ndaw ñi dama ne mercredi ñun lu ñuy woote Sénégal mooy résistance comme nu ñu woote woon masse résistance moom la ñuy woote waa tey résistance parce que dama ne ku xamul pour deen nga xam ne ni buur wuti ji na dépense mercredi incha allah lu ñuy sàkku ci ndaw ñi mooy na ngeen envahir le tribunal de Dakar ñoo wane seen taxawaay ak seen naqar dama ne mercredi fu ngeen mënti nekk biir Dakar ci gox-goxaat yi na ngeen wane seen taxawaay une résistance la ñuy woote ñoom nag magistrat yi dama ne may la ñu nekk ñu daal ci conférence de presse s'il vous plaît dama ne ñu ci bëri ci ñoom magistrat yi ñoom dañu jàpp ni kenn xamu leen kenn leen ràññee parce que kenn xameewu seen kanam mën nañ def leen neex mën nañ wax leen neex dara du leen ci fekk fa la ñu juume nag parce que dama ne lu ëpp tuuru dama ne résistance bu ñuy wootee mercredi ci mbedd bi résistance boobu moom laa fas yéene am ci taxawaay ci biir tribunal te ñu ma xam nañ est-ce que damay wax wala est-ce que damay waxantu ñëpp lay respecté wante dama ne ce cirque-là il va prendre fin mercredi au tribunal de Dakar inchallah bu leen neex nag def leen bu leen neex def leen su ngeen mënee jàpp leen su ngeen mënee téye leen su ngeen mënee rendi leen wante dama ne si vous pensez que vous êtes en sécurité dans vos voitures teintées vous vous trompez si vous pensez que vous êtes en sécurité dans votre dama ne su ngeen jàppee ni que da ngeen am kaaraange parce que da ngeen nekk ci tribunal nekk seen bureau yor ay garde du corps yor ay gendarme dara du leen ci fekk da ngeen ñu nax seen bopp yi su ngeen jàppee ni da ngeen nekk ci ay oto ñu leen dawalal ay waa GIGN ak ay waa BIP leen di escorter dara du leen ci fekk da ngeen di nax seen bopp yi su ngeen jàppee ni da ngeen nekk ci ay kër ñu leen di garder dara du leen ci fekk dama ne da ngeen di nax seen bopp yi te dama ne bu leen taxaw fii di ne dañ leen menacé kenn menacé wu leen dañ leen di wax luy xew mercredi ngeen jàppee ko noonu waaw dossier bi di ngeen ñu lett baa ngeen firi parce que lu ëpp tuuru dama ne mbokk yi fi ñu daanalee dama ne mercredi dinañ dem tribunal ànd ci ak yar ak teggin wante ànd ci ak fulla ak fayda ak résistance parce que nag dama ne mënu leen jël dossier 10 ans bañ ko vider lu ñuy sàkku ci justice bi mooy nañu àtte te àtte bi su amulee nervi yi ñëw taxaw ci procès bi ce que tout le monde attend de ce procès ñëpp xam nañ ko mooy na juge bi wax non-lieu Sénégal jëm kanam ñëpp a am jàmm wante ñii am jàmm ñun duñu am jàmm mënul nekk dama dégg effectivement maa ngi doon tudd sànq suma doomu ndey Guy Marius Sagna dama dégg que waajuram bu góor dafa génn àdduna ngeen may ma ci turu coalition bi fii au niveau du département de Dakar à mon nom personnel ñu ngi koy jaale Guy Marius Sagna di ñaan yàlla na yàlla xare waajuram bu góor ci àddina yu gën a kawe moom Guy Marius Sagna di jàmbaar di patriote yàlla na ko yàlla may xolu muñ te ñu ngi koy jaale tamit à toute la Casamance
mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di waaw doon wax tamit que je le répète je pense que wax naa ko sax ci tubaab nee naa mbir bi du mbiru Barthélémy Diaz waxoon naa leen ko ci mois de mars ma ne leen mbir bi du mbiru Ousmane Sonko mbir bi seen mbir la mbir bi mbiru démocratie sénégalaise la kon nag ñu fi wootee mooy résistance ngir démocratie sénégalaise man nag ma nekk maire commune Mermoz Sacré-Cœur bërki démb mu am tiis bu metti bu fi am bu fi xew wax dëgg yàlla kooku mu metti ñu ñëpp ñu ngi jaale ñu fi jóge ñu ngi masu ñëpp ñu ngi ñaan yàlla na yàlla indi jàmm Sénégal yàlla na yàlla tàpp xol yi parce que am na yenn yi wax dëgg yàlla anaka yàlla rek mën a expliquer yenn situation yi kon ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla may ñu ñëpp kattan ak yàlla na yàlla tamit dëgëral suñu diine yàlla na yàlla dëgëral suñu diine yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm la presse je pense qu'il n'y a pas de question di gërëm le public te leen di jox dig daje incha allah mercredi le 10 novembre